li ma neex ak li ma naqari na may dundee ca diwaan ba. asalaamaaleykum mbokki xarit ci ñu seetaan dalati leen ak jàmm ci seen émission sama gox mon quartier sama gox nag tey jii moo di Gorée ñu ñëw nag xool fi askan wi ana naka nañ fi toggee lan moo leen fi neex lan moo leen fi naqari lépp di leer ci biir seen émission sama gox mon quartier fii ci Gorée. sama gox 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 mon quartier ku xam gën di xam sama gox sama gox mon quartier sama gox sama gox ku ñàkk gën a am sama gox li ma neex ak li ma naqari na may dundee ca diwaan ba. Gorée d'après historiens yi sénégalais yi nga xam ne ñi ñu fi xam nit yàgg na fi ñëw depuis il y a 1000 ans ndax kii Tilmas Gorée yi xam nañ ko fi la nekkoon di def ay fouilles am na lu bëri lu mu fi génnee loo xam ne lii mooy wane ne nit nekkoon na ko daan na fi ñëw jamono waaw bi demee nag bu tubaab bi ñëw fi portugais yi ñëw fi njëkk a ñëw Portugal bi mu fi ñëwee da ko découvrir mais Portugal dëkkaloon Gorée da ko découvrir dem Tëngéej la nekkoon ak Joal ak Saly Portugal fa la doon defee commerce am mais Gorée armel la ko defoon fi la daan denc ay néewam après mu tabax fi benn chapelle en 1481 moo nekk ci place su poste police bi fi nekk nii mais du bâtiment bi daanoon na bu yàgg bi fi portugais yi ñàkkee Gorée hollandais yi ñoo ko jël hollandais yi nag ñoom ñoo fi njëkk a dëkk waaw diggante 1627 ba 1677 Gorée mooy hollandais yi ñoo ko occupé ñoo fi njëkk a tabax ay fort nekk fi di liggéey di def commerce ñoom tamit France ñëw jëlee leen fi en 1677 France nekk fi moom tam toog diir anglais yi ñëw fekk leen fi di xëccoog ñoom ba 1817 France jël Gorée ak Saint-Louis ba indépendance France moo yore Gorée kon ci tënk loolu mooy ñi nga xam ne ñoo ko occupé woon jaar fi turu Gorée moom li ñu ci wax bëri na turu Gorée portugais yi ñu ngi ko tuddee woon Ilha Palma Ilha Palma mooy dun bu bëri ay palmier lañu ko tuddee woon hollandais yi ñëw tuddee ko Goederend muy une bonne rade ku ko wax mooy xam ne mooy tefes gu dal rek du dëgg baatu Gorée bi hollandais yi wax nañ ko aussi ndax boo demee ci kanamu Amsterdam dafa am île bu tudd Gorée hollandais yi tuddee ko moom la français yi continuer di ko wax ba léegi sénégalais yi ñoo continuer di ko wax am na version yu bëri nag ci côté légende yi tradition ñu ne Gorée tuddee nañ ko béer am na ñu ko wax ñu ne garu béer daf fi amoon am nañ benn professeur bu nekk université bu ñuy wax professeur Mbaye Guèye ñi def université département d'histoire xam nañ ko moom Gorée tuddeewu ko béer biir géej la ko tuddee biir géej waaw am naa benn document bu Maurice la police boo xam ne Goréen la fi la nekkoon bu mu defoon diggante 1918 ba 1945 moom indi na ay version yu wuute nee na Gorée daan nañ ko wooyee biir tout court biir ndax nee na Gorée dafa tëju ci biir géej gi comme biir waaw bu nga xam ne lépp lu mu soxla ci biti lay jógee ñëw ci moom comme ni nga amee si biir rek boo ci defee ndox mu jàll boo ci def boo lekkee mu jàll
moom nee na version boobu am na ko moo tax li ci gën a am solo daal mooy tur bi mu am léegi Gorée tombeeg baatu olof bu ñuy wax Gorée di ci tubaab di reconnaissance am na solo dañ ko maintenir parce que nit moom mooy tuddee bërëb tur. tey nag askanu Gorée gis ni ngir jéggi géej gi dem doxi seen soxla benn chaloupe rek doyatul faaw ñu defal leen ab chaloupe boo xam ne ñoom askan wa rek ñoo koy wéy di jëfandikoo te duñu ko bokk ak kenn. La chaloupe, elle est d'abord pour les populations de Gorée. C'est notre pont flottant. C'est un service public. Chaloupe yi doyul parce qu'il n'y a pas que la population, il y a aussi visite pédagogique yi am na sortie am na touristes yi te loolu yëpp chaloupe yi fi nekk doyul pour def prestation boobu. Donc encombrement day am de deux côtés pour nga génn Gorée yenn saa yi da ngay am jafe-jafe yu dul jeex parce que da ngay ñëw fekk nit ñi bare nga war a rang yow en tant que habitant de Gorée nga war a am ay soxla yoo xam ne bokkul ak soxla ñi nga xam ne dañuy ñëw pour visiter wala ñëw sorti ñu bloqué la ne la da ngay topp ci rang yi xamuloo kañ ngay dem boo demee Dakar fit na ngay duggee ngay nekkee parce que boo demee xamuloo kañ ngay ñibbisi. yenn saa yi dañuy dem marché borom kër yi femmes yi dañuy dem marché xamuñu kañ la ñuy ñibbisi restaurateurs yi dem marché seen bagage yëpp xamuñu kañ la ñuy ñëw ak moom te ñun dañu war a def ay prestations. xale yi bu ñu ñëwee fàtte seen carte sax dañ leen di xool xàmme leen wala xàmmewuñ leen ndax peut-être ñu fay liggéey xamuñu leen dañ leen di wax ni leen dañ fay toog pour ñu pine leen xale bu wàcc école nga piniwaat ko ba 7 heures wala 8 heures normalement xale yi. même ku fàtte sa chaloupe mën ngaa dem jënd sa ticket 100 francs nga ñëw dugg si. benn bunta la ñu am képp kuy génn sa bunti kër di dem doxi sa soxla bëgg nga ko dox ci jàmm dem ci jàmm dellu si jàmm circuler librement ñun waa Gorée loolu la ñu bëgg mun a circuler librement li ñuy bañ moo di bu ñu waree dem fenn ñu war a génn suñu kër bu dee Gorée su amee affluence ñu war a génn suñu kër 2 heures de temps di taxaw ci kaw waax bi ci naaj bi nga xam ne amul bâche amul óol amul dara taxaw di xaar pour mun a ran parce que sinon bu ñu ñëwulee gaaw du ñu mun a dugg donte nag côté boobu temps yi mu ngi xaw a tane parce que léeg-léeg nga ñëw ah ñu ne passage Gorée may la fii Gorée nga dugg mais léeg-léeg nga ñëw ñu ne la xamuñu la demal ran yi lu tax teel loo génn. Gorée buntu la boo xamante ni àdduna bi yëpp dafiy ñëw donc dañ ko war a toppatoo bu baax affaire bu mel nii monument bu mel nii am important ñu bàyyi ko ba muy yàqu nii foofu ngay xamee ni suñu yaram yi am na lu neexul. bokk na itam ca la ñuy ñaxtu mooy taxe municipale bi ñuy laaj ñoom nag ñu gis ne lu ni mel dañ ko war a dugal ci biir ticket de passage bi. taxe municipale bi ñu waxoon ne dañ koy dugal ci chaloupe bi dugaluñ ko ci parce que touriste bu yegg si rek dañ ko wax ne ko jaaral fay. xam nga touriste bu ñëwee ak ëffëreem bëgg a visiter soo ko nee ñëwal rek tu as une taxe à payer rek day am lu denc ci moom léegi nag taxe boobu on s'était concerté maire ne léegi nañ wax ak waa embarcadère ñu dugal ko ci biir ticket chaloupe bi su ko defee touriste moom bu wàccee rek day dem lijjanti ci ay soxlaam. waa Gorée sonn nañu torop taxe bi nag il faut que ñu dellu si ci taxe bi il faut que ñu dugal ko ci billet liaison parce que toujours ñu gis fii ñu atte. da ngay am gan mu ñëw sa kër ne la man kat dama wàcc gaal gi fay naa chaloupe ma wàcc ñu ne ma naa fayaat taxe léeg-léeg dañ lay yónnee oolu pour nga ñëw intervenir taxe bi nañ ñu dimbali intégré ko ci billet bi. ñoom ñi nga xam ne ils payent un billet beaucoup plus cher que les autres usagers amuñu benn privilège alors qu'ils payent plus cher et en plus c'est des visiteurs qui viennent de l'étranger qui ont un temps limité te ci seen visite yi déjà bu ñuy jógee seen réew visite Gorée daf ci bokk c'est d'ailleurs l'une des principales attractions ci leur visite alors imaginez touristes yi ñëw ba Sénégal mënuñu traverser pour dem Gorée mais ñenn ñu bari ñii ñëw Gorée ñii ñëw Sénégal ñëw Gorée moo leen indi. li leen intéressé mooy chaloupe bi touriste bi ñëw fay 5200 sénégalais bi fay 1500. Cameroun bi fay 2500 ak cette inégalité dans l'approche des taxes léegi ñu jël xaalis bi téye ko ndax ñun profité et puis ñun ñu toog fi ñëpp ñoo bokk li ñuy vivre ñoo bokk li ñuy sonn ñoo bokk li ñuy dund. voit mal parce que pour lan tubaab bi mu ñëw mu fay 5200
après mu wàccaat fii nga ne ko 500 francs boobu nga koy wax mooy la goutte de trop moo koy énervé maanaam kon embarcadère bokk nañ ñoom liaison maritime Dakar Gorée bokk nañ si li nga xamante ne ñoom ñooy delloo tey tourisme Gorée parce que tubaab bi ñoom pour ñoom ségrégation raciale la parce que moom mënul ñëw nga ne africain bi wala sénégalais bi 1500 lay fay man tubaab bi ma yegg si ñu ne ma 5200 lay fay. fii nag boo fi dëkkee ci Gorée di bëgg a dox say soxla xamal ne waa LMDG ñoo lay dëgtal heure ya ndaxte kat ñoom gis nañu ne horaire chaloupe bi arrangé wu leen benn yoon. horaire yi chaloupe man mën naa wax ba ma juddoo Gorée ba léegi j'ai dépassé maa ngi ci 55 ans ba léegi musuñu changer horaire dem ba suñu frère Djibi Talla dem na def émission à la télé TFM jàkkaarloo mais bi mu ci waat pare dafa fanaan Dakar alors que horaire yi am na nu mu doon demee mun na am chaloupe bi minuit demi wala chaloupe bi minuit wala 1h gaal gu ndaw rek boo xam ne horaire bu ndaw rek boo xam ne waa Gorée yi bu ñu génnee dinañ mun a ñibbisi mais ñun bu ñu amee invitation ay Sorano wala Grand Théâtre des fois du ñu dem wala dañuy obligé ut fu ñu fanaan Dakar te mënuloo toujours nga dem ci sa mbokk yi fanaan fu sore léeg-léeg nga tukki bëgg a ñibbisi boo guddee ñibbisi da ngay dawal chaloupe wala nga ñaan nga tombé commandant bu baax ñu xaar la 5 minutes wala 15 minutes jël chaloupe léeg-léeg duñ la mun a xaar parce que ñi nekk ci gaal gi aussi dañu war a dox seen horaire. bu ñu demee marché xam nga restaurant yi dañuy bari bagage on doit acheter des ravitaillements des boissons gaz yi pour doxal suñuy cuisinier rek yooyu dañuy am difficulté pour traverser parce que dañuy dem ñëw heure bi nga xam ne moo la arrangé boo ñëwee ñu ne la fees na parce que en général ce qui se passe ici à Gorée c'est que les gens qui partent à Dakar pour le marché muy famille muy restaurateurs yi élèves yi étudiants yi ils prennent soit la première chaloupe bu fi jógee 7h moins quart soit la deuxième chaloupe bu fi jógee 8h xam nga mënuloo jógee Gorée 10h30 pour dem marché pour ñëw taal añ donc chaloupe yooyu la ñuy jël bu ñu demee donc il faut impérativement ñu ñibbisi à 10h départ 10h da ngay ñëw départ 10h ñu ne la fees na yenn saa yi da ngay ñëw ak sa carte abonnement comme Goréen ñu ne la demal topparang bi nga topparang bi pour jël ban chaloupe les touristes. dañu war a ñëw Gorée parce que dañuy jugee sur la petite côte war nañ fi mën a ñëw certaines heures pour mën a visiter parce que maison des esclaves musée yi ak infrastructure yi ñu fi visiter dafa am ay heures d'ouverture et de fermeture. la leen gën a jaaxal nag ci LMDG moo di ne rek ñoom ñu bëri ci ñoom joxuñu askanu Gorée gëdd te moo ne day bu jéeyee amee ñoom ñooy dem di sauver ñi nga xamante ni ñooy lab ci géej gi. amul scooter amul dara ñoo xamuñu dara gaal la ñu am ak géej kon diggante bi na rafet. parce que ñoom respecté wuñu embarcadère benn boo fa ñëwee di liggéey si nga ñëw tey bees li lay njëkk a wax woy moytul booy Gorée parce que booy Gorée dañu réew léegi kii sans mu xam booy Gorée wala mu jëm sympathiser ak nit ñi non non moom dafa lay gis déjà yow da nga réew kon kooku boo defee lu baax si kanamam sax da nga réew lay gis parce que nit li nga bëgg a gis ci moom ngay gis ci moom léegi nag loolu mooy problème bu njëkk ñun ñu nekk si fii laaj leen fii Gorée bi mu doonee Gorée est-ce que nit mës na lab fii ba waa embarcadère soobu génnee la mënuñu loolu ñoom tey bu gaal gi amoon problème ñaan ñu ko yàlla ñoom nu ñuy fexee ba sauver seen nafsu moo gën a leer bokkut ak ñun dañu judd ci ndox bi da ngay gis Goréen bu sol costume di dem Dakar gis nit kuy lab nga soobu ak sa costume dem génnee ji ko tamit loolu foog ñu bàyyi ko xel même que am nañ ay sapeur mais nañu waxante dëgg boobu ba tey booy Gorée ñooy soobu chaloupe amoon na fi problème yàggul daaw la fii benn houle de fond bu metti ay nit mujjee fi fanaan vague yi di daaneel nit ñi ci biir géej gi ay 1h du sapeur buy soobu ñun ñoo doon soobu ay 1h ci biir géej gi 1h du matin di génnee nit ñi dafa am loo xamante ne ni ñoom foog ñu delloo ñu ko njukkal foog ñu gore suñu diggante ak ñoom parce que tamit vacances yi bu ñu fi andee ay nit fii ñoom am nañu police boo xam ne ni sécurité portière la moom la ñuy teg fii benn agent la benn moom moo gérer sécurité boobu mais élèves yi dañuy bëgg a ñibbi ba nga xam ne boo leen rangloowee dañuy mujj di commencer yëngal barrières yi mais da ngay gis ay boy Gorée yu am 18 ans ñun ñëpp suñu morom suñu ay rakka ñoo ñëw taxaw foofu maîtriser ñëpp di leen jàppale ci seen liggéey te bu ëllëgee bu ñu demee embarcadère ñaari moo ngay wax ak ñoom yaa ngi gendarmerie man personnellement dañ ma yóbbu foofu gendarmerie ba loolu ñëpp xam nañ ko ba dafa dem ba gendarmerie sax ñoom sama gaay lañ mujj doon parce que nit mënul dëkk si di tooñ loolu amul dama koy wax gendarmerie ma ne chaque jour ñu andi ma fi est-ce que man mun naa dëkk si di tooñ ñi amul
mais bëgguñu kuy wax dëgg bëgguñu kuy kaas say droit. ba pare boole ceeg même xale bu bëgg a dem saw doo am foo sawe man yenn saa yi damay compter 100 wala 150 ba 200 nit dañuy yéeg sama kër di saw waa léegi loolu ñun kon bañ relation lañu am ak chaloupe amuñu benn relation ak ñoom peut-être ñoom. liggéey bi tam xewal la laaj ak nit ñu compétent ñoo xamante ni dinañ ci mën liggéey boo gisee defoon ak nit ñu compétent tey boo xooloon matelot yi fii tey nga soob leen ak booy Gorée yi nga leen fooy leen di nga gis ni ñi waa Gorée ñoo leen dàkk fooy parce que dafa am fooyu Dakar waa ak fooyu waa Gorée alors matelot boo xamante ni boo ko nee dawal feek fii balaa muy yegg foofu mu mut 30 minutes nga dugal ko ci gaal bi di ko fay xaaj bàyyi fi ay booy yoo xamante ni feek fii ñu def ko seconde loolu yëpp ay affaire de nan lañ ko waxee sax parce que suma waa ji moo fay liggéey dugal ma ci biir ay affaire xam nga yooyu daf fi war a jóge Sénégal corruption bu bari parce que corruption day yàq réew affaire de corruption day yàq réew ñun waxuñu pour benn parti politique ñun waxuñu pour dara dañoo wax pour defar réew mi. embarcadère amul benn minimum de respect boo xam ne ñu koy won en tant que Goréen parce que tam imagine toi ñëpp seen doole yemul am na ñoo xam ne fii ay kilifa lañu tey mun nañu jox seen doom alal boo xam ne mun na jàngi bu demee na ci ndekki dina ci añ même bu ñibbisee guddi du metti ci moom mais ñëpp la seen loxo jotul seen ginnaaw am na ñoo xam ne tey seen doom buy xëy di jàngi amaana ndekki lañ koy jox bu waree def foofu journée continue nga war a ñibbisi yow ñu yemale la ak kii di visiter mais ni nga ñëw bu sa buntu kër ñu ne la déedéet taxawal waroo dugg te sa buntu kër la maanaam kooku yow da nga war a am minimum avantage loolu soxlawul sax ñu leen di ko wax beneen affaire mooy embarcadère tey bu doon dëgg la bu doon ñoom fonk nañu Gorée bi nga tax tey Gorée moo tax ñoom ñuy fayeeku tey embarcadère waroon nañu mën a taxaw fay agent yi nga xamante ne ñoom ñoo gérer assainissement bi ne serait-ce que 15 personnes yoo xam ne nii embarcadère daf leen di fay pour ñuy sellal Gorée parce que tamit waa Gorée amuñu trop déchet quoi 3/4 déchets yi Dakar lay jógee di ñëw te ñi fii ñëw ñoom ñoo ko fi andi mais kon embarcadère waroon nañu am fii 10 personnes wala 15 yoo xamante ne ñoom ñoo leen di fay pour ñu bokk ci assainissement bi. restaurateur yi ci seen boor ñoom nag di xamle ni seeni jafe-jafe bëri na lool ndaxte bu ñu bëggee dugal seeni marchandise yenn saay duñu ko mën wala lañ leen cay laaj day metti lool. am na yuy fay mi du yëpp am defal nañu ay privilèges pour certains bagages mais yenn yi day fay waaw ñun bañu ñu fay le problème mooy dem bi ak dikk bi par rapport surtout à époque bi ñuy traversé bi nga xamee ne dañu mettre en appoint beneen chaloupe bi tudde Kumbalamba bu ndaw bi boobu mënul jël bagage donc da ngay ñëw même boo bëggee traversé di nga traversé mais sa bagage yu dem. waa port war nañ fa mën a def benn hangar buy wis comme ñun amuñu accès buy wis ñu am fu ñu toog bu wisul itam bu ñu duggulee ñu bañ a confronté wu ak naaj bi bu ñuy ñëw aussi embarcadère di yegg si ca bunta ba kenn weddiwu ko léegi sécurité dafa am dañuy contrôler mais ñun dañuy yegg si ak taxi bi dootul dugg taxi bi day taxaw ca bunta ba nga wàcc di ut ku la téyel ku la yennul sa bagage pour nga ñëw indi ko ba ci bunti quai bi léeg-léeg du am porteur da ngay obligé teg sa bagage jël benn yóbbu boo amul ku la dimbali dellu si ñëw jël bu tombee guddi na nag da ngay sonn pourquoi ñun bu ñu ñëwee ak taxi bu ñu wanee suñu carte duñ ñu may ñu dugg ak taxi bi ak suñuy bagage jël ko teg ko ca hall ba waxtu embarqué ñu embarqué wala nga ñëw ak say bagage temps bi ngay embarqué bi ngay teggi bagage yi di dellu si ñu ne la fees na. ñi nga xam ne ñoom la ñuy recevoir touristes yeeg yooyu dañuy ñëw ba embarcadère fekk fa encombrement boo xam ne dafa jéggi dayoo dañuy mujjee désister jamono yi bés yi nga xam ne moom la ñu daan gën a liggéey muy samedi ak dimanche ci la affluence bi di gën a rëy malheureusement bés yooyu touristes yi du ñu mën a traverser boo leen ñëwee Gorée le samedi wala dimanche vous voyez les restaurants sont vides pourquoi parce que touristes yi dañuy ñëw ba embarcadère gis rang yoo xam ne ñu ngi jógee embarcadère dem ba gaar ba amuñu benn privilège. lii yëpp nag tax ba ñu ne faaw rek seen digganteeg LMDG ñu daal di ko xoolaat bu baax ndaxte kat du war na doon ay relation yu ritax. dañu war a dëkk tous les jours di gisante suñu relation war na am lu mu mel bu rataxulee rek du neex.
ak ay affaires yu ñuy fayeeku fii boo xamante ni waa port ak waa Gorée waroon nañu mën déggoo ba nga xamante ni li nit ñi di fay fii ñu koy falee suturaal lépp man mus naa fi am xarit boo xamante ni dafa wàcc fii biñ ko bëggee fayeeku dafa ñibbi waat ak jabaram parce que musuma gis benn dëkk boo xamante ni da ngay wàcc ñoo leen naan jaaral fii fay wala jaaral fale fay mais ginnaaw fii itam dafa am ay affaires yu ñuy liggéey te dañ ci soxla xaalis pour muy liggéey loolu boo amul xaalis foog nga obligé am noo ko systémaire affaire boobu loolu moo waral problème yi nag li ci gën a mag mooy yaakaar naa gouvernement bi moo ci war a gën a taxaw pour muy gaaw liggéey bi di gaaw affaire bi di gaaw parce que Gorée tam mooy comme ni ma la ko waxee benn buntu la boo xamante ni ñu bari dañ fiy ñëw dafa war a nekk affaire boo xamante ni gouvernement bi da ci war a taxaw bu baax pas mu koy bàyyi ak ay préfet ay yenn nit ñu kii fii nga xam ne duñu régler dara wax politique rek lañ fi nekkee pour jàpp seen i intérêt mbaa am seen i intérêt bu campagne yi passé pare nañ ci loolu taxuñu jóg et puis ñun dofuñu daal kenn mënuñu nax daal fii la ñuy toog waaye dañuy wër àdduna parce que ñu bari ñoo fii ñëw ñu leen di gis te loolu yëpp xam-xam la ci ñun. 24 personnes toogee ñi ci des dañuy taxaw ci naaj bi ci biti te loolu du yoon waa embarcadère liaison waroon nañu mun a déggoo ak waa Kosama bu bato Casamance si dem ñu bokk óol bi waxtu embarqué ñoom 20h la ñuy dem ñun am na ñuy dem 17h am na ñuy dem 18h30 am na ñuy dem 20h am na ñuy dem 23h ah bu ñu duggee toog bu suñu waxtu dem jotee ñu dem. LMDG dañ ko waxul bon xam nga suñu relation ak LMDG ça veut dire que humainement ñuy gérer LMDG nous n'avons pas de problème avec eux mais nu ñu koy doxalee moo baaxul parce que LMDG dafa fàtte dëggantaan lan moo nekk njëriñam lan moo nekk rôlam service public la loolu la war a njëkk a privilégié te bàyyi aspect commercial bu mu jiital bi pour en revenir aux élèves mais élèves yi nii c'est pas du lu bees mais su fekkoon ne ñoom dañ dem agir comme société normale boo xamante ne voilà te y a une situation qui est là et da ngay projeter dans le futur ñëpp xam nañ ne visite élèves yi si seen cursus pédagogique la bokk te dañ fiy ñëw. déjà pour mu wuyoo turam rek dañ ne LMDG liaison maritime Dakar Gorée donc politique yi il faut pas que ñu nekk en contradiction léeg-léeg ak seen ay vision wala politique yi ñu teg parce que pour man acte 3 de la décentralisation bi ñu wax sax rek la woon na problème mu Gorée ville de Dakar ak municipalité de Gorée bu dee dëggal la rek war nañu mën a gérer liaison maritime Dakar Gorée politique yi war suñ ci am wàlla certes liaison bi démembrement la ci port mais lan la leen di jëriñ source de revenu la. leneen lu ñuy wax ñoom askanu Gorée moo di ne rek seen quai bi nag dafa dal di màgget ndaxte kat daanaka fer ba rek moo ca des te lu ñu mel mën na jur jéeya. sur une gestion de 30 années nga jël si 10 jeunes Goréens après léegi nga ñëw taxaw nga ne noo jël nga si waa Gorée mais ban waa Gorée lañ si jël léegi au niveau des investissements LMDG day def investissement yu fële ne mais fii lan la fi investir quai baa ngi nii léegi mu daanu bu ñu amee visite officielle lañ koy rafistolé ñëw raar tuuti si kaw pentiraat def si ay drapelé pour ñu mun a accueillir visite officielle bi si suufu quai bi lépp bàyyi na fer kese la léegi ils tiennent pas compte de la sécurité des Goréens ils tiennent pas compte de la sécurité des usagers parce que encore une fois de plus mais il faut voir dans quelles conditions les élèves yi di embarquer pour ñëw à Gorée mais ils sont entassés dans la chaloupe une fois à Gorée ils sont entassés. boobu ba léegi nag ñu leen di dégg ñuy ñaxtu ñoom waa Gorée ñu naan seen manifestation yooyee politique laxasuw si comme ni ko ñu bëri di xalaatee. démb sur benn émission de la place le préfet de Dakar dafa def benn sortie mu taxé ne manifestation bu am fi samedi passé bi nee na ça a des dessous politique nekk agitation yi soo ko gisee mu am parce que lu ñuy jëm si ay échéances politique la bon loolu lu may déplorer la parce que loolu si man bokk dafa xamul. jafe-jafe yuy population goréenne bi di dund parce que képp ku ñëwoon si manifestation boobu noonu si kaw quai bi samedi bi passé xam nga ne foofu noonu amul woon obédience politique ñu fa ñëw yëpp ils l'ont fait de manière spontanée am na ñenn ñoo xamante ni sax dañ dem jàll bu ñu ne la lu xew ñu la leen noo kat problème yi ñu am LMDG yi moom moo tax tey ñun ñu mobiliser wu toog fii nii si kaw quai bi nii ñoom ñëpp si la ñuy ñëwee fekk ñu foofu noonu. fi mu ne nii am na ñoo xam ne dañuy bañ a ñëw ndax. peut-être y a dafa am yeneen considération mais amul considération y a que la considération goréenne et puis cette lutte là on va continuer ça amul élection bu yegsee bu yegsewul ça ne nous regarde pas c'est pas notre problème ñun les politiciens ne nous intéressent pas mais c'est Gorée qui nous intéresse et on va se battre et ba fu affaire bi yem neex rek ñoom daal dinañ am foo xam ne ñun on aura une facilité avec la chaloupe on aura une facilité avec nos partenaires des relations très huilé avec les gérants de la chaloupe waaw
loolu daal moom la ñuy wax. keroog bu ñu nee génn ñëpp boole génn ñun dañ taxaw suñu yaay yaa ngi fa suñu papa yaa ngi fa suñu nijaay yaa ngi fa suñu morom ak suñuy rakkaat maanaam pour rek nit ñi xam ne li ñu génnee keroog amul benn affaire de politique amul kenn koo xam ne moo nekk suñu ginnaaw duñu ruux ak duñu wax ay affaire pour ñu dem non non ñun jeunesse bi ñu ñoo décidé que léegi liy doxal dëkk bi ñun dañ ciy taxaw. ñun dañ ciy taxaw que suñu autorités yi ñu taxaw ci ñu ñàkk cee taxaw ñun dañ ciy taxaw ñoom am na lu ñuy def mais ñoom fu ñu làggee tey mënatuñu dem ñun dañuy ñëwaat taxaw te ñun bu ñu ñëwee taxaw ñoom li ñu mënul woon def ñun daañu ko def. même élection bu ñu compter ci nombre li tax man dama yaakaar ni li ñuy négligé c'est parce que amuñu électorat ñun nombre bi ñu doon bu ñu voté jëriñul dara état bi moo tax faale wuñ ñu. bu ñu seet nag électorat ne ñu xool ne Gorée est enclavé. ginnaaw seeni jafe-jafe bopp leneen lu ñu bëgg moo di nag école yi nga xamante ni dañuy ñëw di visiter ci foofee Gorée ña ñuy àndal di veiller nag ci propreté bi ndaxte saa yu élèves yi duggee ci gox bi ba ñibbi day tilim lool te lu ñu tilimal duñu ko dindi. dama bëgg aussi école yi ñi fiy indi élèves yi ñu yar seeni élèves yi wax leen gis ngeen tey wàcc ngeen dëkk bi gis ngeen dëkk bi ni mu setee mais buñ fi wàccee élèves yi bu ñu ñibbee boo fi yegg see 18h sa xol day jeex parce que non seulement municipalité bi mu ngi setal ñu ngi bale mais waa Gorée koo fi dem bunti këram bu xëyee daf koy bale ba mu set nettoyer ko mais léeg-léeg ñun man maa ngi dëkk en face statue de la liberté ci angle koñ dem maison des esclaves mais léeg-léeg damay génn interpeller enseignants yi. ne leen balaa ngeen di juk élèves yi nañu dindi li ñu def yëpp sama bunti kër nañ ko dindi parce que sonn nañu mënuma bale sama bunti kër ñu ñëw en 5 minutes ñu toog ci bunta bi ma may leen ñu dem toilette nga may leen léeg-léeg ñu dugg sangu parce que dañuy sonn et tout ça ba pare ñu sànni la poubelle ci sa bunti kër loolu mënta ne vraiment loolu yëpp ñu ngi koy mbébét suñuy bagage yi buñ koy indi aussi. Tout le temps ñu lay fayloo bagage alors que élèves yi bu ñuy ñëw ñu indi leen ay mbana ay bool ay chaise ay yëpp gratuitement te ñun ñi dëkk fii bu ñu waree indi bagage ñu war a fay pour quelle raison kon ñun touristes yi léegi élèves yi ñëw fii ñoo ñu gën parce que ñoom du ñu fay tax sa bagage te ñun dañuy fay tax sa bagage. ñun ñi dëkk ci buntu bi moom suñu kër yi douche la dañuy yéeg te embarcadère normalement li ñuy gagné ci chaloupe bi. mënoon nañoo defal boog sax ay douche boog waaw comme que ñoom amaluñ ñu benn njariñ waroon nañ ñoo defal ay douche waaw. sa buntu kër la ñuy toog ñëw 2 minutes bu nekk ñu dugg sa biir kër ne la soxla naa lii soxla naa leen soxla naa lii soxla naa leen fees fi yëpp te fu ñu dem comme nu mu ko waxee la dañuy indi seen i mbana lépp la ñuy indi ñëw teg donc LMDG moo ñu teg situation boobu noonu nous on n'est pas contre pour que élèves yi di ñëw visiter fii nii parce que Gorée du ñun kese ñoo ko moom on en est conscient patrimoine mondial la. adduna bi yëpp a ko bokk ñun ñoo ko décidé ñu la dañ koy séddoo ak adduna bi yëpp ndax ñëpp mun si gis seen bopp donc duñ ne kii dafiy ñëw wala kële dafiy ñëw mais anam bu mu fiy ñëwee nañ ko xoolaat c'est-à-dire que su fekkee da ngay accueillir ay nit mais na nga am condition yu nga ko accueillir. Embarcadère dañu rey Gorée parce que ñun bañu ñu nga andi ñu ay élèves parce que boo nekkee primaire ñëpp dañuy jàng histoire Gorée te war na nga ñëw def visite pédagogique nga xam lan mooy Gorée képp kuy Sénégalais tey war nga xam lan mooy Gorée fan mooy Gorée ak Gorée naka la ak nan la histoire bi loolu ñun bañuñu ko. Ça fait plaisir ñun sax bu ñu dajee ak nit mën nañ la expliquer histoire u Gorée mais le problème mooy ni nga leen di fi àndee parce que yow tu gagnes bu ñuy ñëw mais bu ñuy dellu parce que ñun tam keroog bu ñu génnee fii nag dañ dem ba sës parce que mënoo ñëw ngay gis sa ay moromu rakk yu am ay 7 ans ñu tëdd fi ay minuit ñu leen di lalal ay basang ci quai bi ñuy nelaw parce que lu tax mooy ñoom seen kër tamuñu toog ba 21h ay xale yu ndaw yoo xam ne moins de 10 ans la ñu am. fii ci Gorée nag lu bëri ci ay bâtiment dañoo nag daal di yàqu loolee itam bëgg nañu autorité yi gestu leen ci donte ne nag ab patrimoine bu UNESCO la. Gorée dafa nekk benn buntu boo xamante ni ci Sénégal day présenté lu bari parce que gan bu fi ñëw rek dina fi dikk donc benn place la boo xamante ni ñun Sénégalais dañ ko war a toppatoo surtout gouvernement bi di ci def xaalis di ci investir xaalis pour loolu mën a nekk dëkk boo xamante ni ku ñëw rek du gis benn sikk parce que am na sikk yu fi bari mais am na ay place yoo xamante ni buñ ko nit ku ci ne dafay am sutura daal maanaam sa kër bu rafetulee tam booy génn ci biti foog nga sol yëre yu rafet pour mën a présenter wu ci kanamu nit ñi te Gorée dafa bokk ci place yooyu c'est-à-dire que comme lii nii benn monument bu rëy la mais xool leen ni mu mel donc ay problème la kër yi depuis bi ñu nekkee xale ba léegi yenn kër yi amul kenn
am na ay waa Gorée yu bari yoo xamante ni génn nañ fi te kër yaa ngi nii bâtiment yi day daanu kenn defu ci dara kenn defu ci amul mel ni amul njëriñ daal te yëpp ay monument la yoo xamante ni dañ ko war a di defaraat. fii ci Gorée nag ngir am courant faaw rek nga daal di sukkandiku ci ab groupe bu ñu fa taal lu toll ci ñeenti at a ngi nii ndaxte kat câble sous-marine ba dafa yàqu woon te ñuy leen di xamal nag ni dañu ko rek daal di commandé pareegul ñoom ñu naan ñeenti at ñuy xaar ëpp na ba jéggi dayoo. problème mu câble sous-marine bi tam appel d'offre la woon te bientôt ça va faire 7 ans te mu ngi ni groupe baa ngi daw donc si on continue sur ce point là en nous disant que oui sur les sous-marine bi booba léegi ça fait mais mu ngi nii ba léegi jënduñu ko boo ñu waxee ñu la def nañ boo ñu waxee bu lañ laajee ñu la ñu noo def nañ appel d'offre bi câble bi gars yi nañ ko commandé nañ ko ñëw jënd câble bi yëpp la ñuy changé mais rythme boobu suñu leen toppee pendant 7 bientôt léegi 4 ans ñu nekk si. feeru dynamo bi fale depuis suñu suufu fenêtre la nekk quoi suñu waa kër ñoo nekk ci su commune bi xam nga guddi nga nekk foofu affaire bi di ndir chaque jour depuis des années neexul tam yu mel noonu. mooy groupe bi ñu teg ni muy daw noonu depuis des années ci suufu fenêtre jàmbur muy ndir après xam nga rek te boobu ba léegi mënuñu ko régler mooy mel ni ñi fi nekk instant yi di liggéey ci mbir yi yooyu taxaw ñu ci bu baax. mbokkee xarit ci ñu seetaan mu doonoon kon seen émission sama gox mon quartier fii ci Gorée di jaajëfal bu baax Ababacar Sadikh Diouf ci wàllu caméra bi niki noonu nag Sow ci wàllu logistique bi waaye itam di jaajëfal Madi ci montage bi Sen TV di leen dig daje ci beneen gox dama ci xool askan wa nañu toggee la leen neex ak la leen naqari ci fa ñuy dund. sama gox 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 mon quartier ku xam. nit yàgg na fi ñëw depuis il y a 1000 ans ndax kii Tilmas Gorée yi xam nañ ko fi la nekkoon di def ay fuuy am na lu bëri lu mu fi génnee loo xam ne li mooy wane ne nit nekkoon na ko daan na fi ñëw jamono waaw bu ñu demee nag bu tubaab bi ñëw fi portugais yi ñoo fi njëkk a ñëw Portugal bi mu fi ñëwee da ko découvrir mais Portugal dëkkaloon Gorée da ko découvrir dem Tëngéej la nekkoon ak Joal ak Saly Portugal fa la doon defee commerce am mais Gorée armel la ko defoon fi la daan denc ay néewam après mu tabax fi benn chapelle en 1481 moo nekk ci place su poste police bi fi nekk nii mais du bâtiment bi daanu na bu yàgg bi mu fi portugais yi ñàkkee Gorée hollandais yi ñoo ko jël hollandais yi nag ñoom ñoo fi njëkk a dëkk waaw diggante 1627 ba 1777 Gorée moo hollandais yi ñoo ko occupé ñoo fi njëkk a tabax ay fort nekk fi di liggéey di def commerce ñoom tamit France ñëw jëlee leen fi en 1677 France nekk fi moom tam toog diir anglais yi ñëw fekk leen fi di xëccoog ñoom ba 1817 France jël Gorée ak Saint-Louis ba indépendance France moo yore Gorée kon ci tënk loolu mooy ñi nga xam ne ñoo ko occupé woon jaar fi turu Gorée moom li ñu ci wax bëri na turu Gorée portugais ñu ngi ko tuddee woon Ilha Palma Ilha Palma mooy dun bu bëri ay palmier la ñu ko tuddee woon hollandais yi ñëw tuddee ko Goederinde muy une bonne rade ku ko wax mooy xam ne mooy tefes gu dal rek du dëgg baatu Gorée bi hollandais yi wax nañ ko aussi ndax boo demee ci kanamu Amsterdam dafa am île bu tudd Gorée hollandais yi tuddee ko moom la français yi continuer di ko wax ba léegi sénégalais yi ñëw continuer di ko wax am na version yu bëri nag ci côté légende yi tradition ñu ne Gorée tuddee nañ ko béer am na ñu ko wax ñu ne garu béer daf fi amoon am nañ benn professeur bu nekk université bu ñuy wax professeur Mbaye Guèye ñi def université département d'histoire xam nañ ko moom Gorée tuddeewu ko biir géej la ko tuddee biir géej waaw am naa benn document bu Maurice la police boo xam ne Goréen la fi la nekkoon bu mu defoon diggante 1918 ba 1945 moom indi na ay version yu wuute nee na Gorée daan nañ ko wooyee biir tout court biir ndax nee na Gorée dafa tëju ci biir géej gi comme biir waaw bu nga xam ne lépp lu mu soxla ci biti lay jógee ñëw ci moom comme ni nga amee si biir rek boo ci defee ndox mu jàll boo lekkee mu jàll moom nee na version boobu am na ko moo tax li ci gën a am solo daal mooy tur bi mu am léegi Gorée tombeeg baatu olof bu ñuy wax Gorée di ci tubaab di reconnaissance am na solo dañ ko maintenir parce que nit moom mooy tuddee bërëb tur. tey nag askanu Gorée gis ni ngir jéggi géej gi dem doxi seen soxla benn chaloupe rek doyatul faaw ñu defal leen ab chaloupe boo xam ne ñoom askan wa rek ñoo koy wéy di jëfandikoo te duñu ko bokk ak kenn. La chaloupe, elle est d'abord pour les populations de Gorée. C'est notre pont flottant. C'est un service public. Chaloupe yi doyul. Parce que asalaamaaleykum mbokki xarit ci ñu seetaan dalati leen ak jàmm ci seen émission sama gox mon quartier sama gox nag tey jii moo di Gorée ñu ñëw nag xool fi askan wi ana naka nañ fi toggee lan moo leen fi neex lan moo leen fi naqari lépp di leer ci biir seen émission sama gox mon quartier fii ci Gorée. sama gox sama gox
sama gox sama gox sama gox sama gox sama gox sama gox mon quartier ku xam gën di xam sama gox sama gox mon quartier sama gox sama gox ku ñàkk gën a am sama gox li ma neex ak li ma naqari na may dundee ca diwaan Gorée d'après historiens yi sénégalais yi nga xam ne ñi ñu fi xam. su boobu on s'était concerté maire ne léegi nañ wax ak waa embarcadère ñu dugal ko ci biir ticket chaloupe bi su ko defee touriste moom bu wàccee rek day dem lijjanti ci ay soxlaam. waa Gorée sonn nañu torop taxe bi nag il faut que ñu dellu si ci taxe bi il faut que ñu dugal ko ci billet liaison parce que toujours ñu gis fii ñu atte da ngay am gan mu ñëw sa kër ne la man kat dama wàcc gaal gi fay naa chaloupe ma wàcc ñu ne ma naa fayaat taxe léeg-léeg dañ lay yónnee oolu pour nga ñëw intervenir taxe bi nañ ñu dimbali intégré ko ci billet bi. ñoom ñi nga xam ne ils payent un billet beaucoup plus cher que les autres usagers amuñu benn privilège alors qu'ils payent plus cher et en plus c'est des visiteurs qui viennent de l'étranger qui ont un temps limité te ci seen visite yi déjà bu ñuy jógee seen réew visite Gorée daf ci bokk c'est d'ailleurs l'une des principales attractions ci leur visite alors imaginez touristes yi ñëw ba Sénégal mënuñu traverser pour dem Gorée mais ñenn ñu bari ñii ñëw Gorée ñii ñëw Sénégal ñëw Gorée moo leen indi. li leen intéressé mooy chaloupe bi touriste bi ñëw fay 5200 sénégalais bi fay 1500 Cameroun bi fay 2500 ak cette inégalité dans l'approche des taxes léegi ñu jël xaalis bi téye ko ndax ñun profité ci et puis ñun ñu toog fi ñëpp ñoo bokk li ñuy vivre ñoo bokk li ñuy sonn ñoo bokk li ñuy dund. waa mal parce que pour lan tubaab bi mu ñëw mu fay 5200 après mu wàccaat fii nga ne ko 500 francs boobu nga koy wax mooy la goutte de trop moo koy énervé maanaam kon embarcadère bokk nañ ñoom liaison maritime Dakar Gorée bokk nañ si li nga xamante ne ñoom ñooy delloo tey tourisme Gorée parce que tubaab bi ñoom pour ñoom ségrégation raciale la parce que moom mënul ñëw nga ne africain bi wala sénégalais bi 1500 lay fay man tubaab bi ma yegg si ñu ne ma 5200 lay fay. fii nag boo fi dëkkee ci Gorée di bëgg a dox say soxla xamal ne waa LMDG ñoo lay dëgtal heure ya ndaxte kat ñoom gis nañu ne horaire chaloupe bi arrangé wu leen benn yoon. horaire yi chaloupe man mën naa wax ba ma juddoo Gorée ba léegi j'ai dépassé maa ngi ci 55 ans ba léegi musuñu changer horaire démb suñu frère Djibitala dem na def émission à la télé TFM jàkkaarloo
mais bi mu ci waat pare dafa fanaan Dakar alors que horaire yi am na nu mu doon demee mun na am chaloupe bi minuit demi wala chaloupe bi minuit wala 1h gaal gu ndaw rek boo xam ne horaire bu ndaw rek boo xam ne waa Gorée yi bu ñu génnee dinañ mun a ñibbisi mais ñun bu ñu amee invitation ay Sorano wala Grand Théâtre des fois du ñu dem wala dañuy obligé ut fu ñu fanaan Dakar te mënuloo toujours nga dem ci sa mbokk yi fanaan fu sore léeg-léeg nga tukki bëgg a ñibbisi boo guddee ñibbisi da ngay dawal chaloupe wala nga ñaan nga tombé commandant bu baax ñu xaar la 5 minutes wala 15 minutes jël chaloupe léeg-léeg duñ la mun a xaar parce que ñi nekk ci gaal gi aussi dañu war a dox seen horaire. bu ñu demee marché xam nga restaurant yi dañuy bari bagage on doit acheter des ravitaillements des boissons gaz yi pour doxal suñuy cuisinier rek yooyu dañuy am difficulté pour traverser parce que dañuy dem ñëw heure bi nga xam ne moo la arrangé boo ñëwee ñu ne la fees na parce que en général ce qui se passe ici à Gorée c'est que les gens qui partent à Dakar pour le marché muy famille muy restaurateurs yi élèves yi étudiants yi ils prennent soit la première chaloupe bu fi jógee 7h moins quart soit la deuxième chaloupe bu fi jógee 8h xam nga mën loo jógee Gorée 10h30 pour dem marché pour ñëw taal añ donc chaloupe yooyu la ñuy jël bu ñu demee donc il faut impérativement ñu ñibbisi à 10h départ 10h da ngay ñëw départ 10h ñu ne la fees na yenn saa yi da ngay ñëw ak sa carte abonnement comme Goréen ñu ne la demal topparang bi nga topparang bi pour jël ban chaloupe les touristes dañu war a ñëw Gorée parce que dañuy jugee sur la petite côte war nañ fi mën a ñëw certaines heures pour mën a visiter parce que maison des esclaves musée yi ak infrastructure yi ñu fi visiter dafa am ay heures d'ouverture et de fermeture. la leen gën a jaaxal nag ci LMDG moo di ne rek ñoom ñu bëri ci ñoom joxuñu askanu Gorée gëdd te moo ne day bu jéyee amee ñoom ñooy dem di sauver ñi nga xamante ni ñooy lab ci géej gi. amul scooter amul dara ñoo xamuñu dara gaal la ñu am ak géej kon diggante bi na rafet. parce que ñoom respecté wuñu embarcadère benn boo fa ñëwee di liggéey si nga ñëw tey bees li lay njëkk a wax woy moytul booy Gorée parce que booy Gorée dañu réew léegi kii sans mu xam booy Gorée wala mu jëm sympathiser ak nit ñi non non moom dafa lay gis déjà yow da nga réew kon kooku boo defee lu baax si kanamam sax da nga réew lay gis parce que nit li nga bëgg a gis ci moom ngay gis ci moom léegi nag loolu mooy problème bu njëkk ñun ñu nekk si fii laaj leen fii Gorée bi mu doonee Gorée est-ce que nit mës na lab fii ba waa embarcadère soobu génnee la mënuñu loolu ñoom tey bu gaal gi amoon problème ñaan ñu ko yàlla ñoom nu ñuy fexee ba sauver seen nafsu moo gën a leer bokkut ak ñun dañu judd ci ndox bi da ngay gis Goréen bu sol costume di dem Dakar gis qu'il y a pas que la population il y a aussi am na visite pédagogique yi am na sortie am na touristes yi te loolu yëpp chaloupe yi fi nekk doyul pour def prestation boobu donc encombrement day am de deux côtés pour nga génn Gorée yenn saa yi da ngay am jafe-jafe yu dul jeex parce que da ngay ñëw fekk nit ñi bare nga war a rang yow en tant que habitant de Gorée nga war a am ay soxla yoo xam ne bokkul ak soxla ñi nga xam ne dañuy ñëw pour visiter wala ñëw sorti ñu bloqué la ne la da ngay topp ci rang yi xamuloo kañ ngay dem boo demee Dakar fit na ngay duggee ngay nekkee parce que boo demee xamuloo kañ ngay ñibbisi yenn saa yi dañuy dem marché borom kër yi femmes yi dañuy dem marché xamuñu kañ la ñuy ñibbisi restaurateurs yi dem marché seen bagage yëpp xamuñu kañ la ñuy ñëw ak moom te ñun dañu war a def ay prestations. xale yi bu ñu ñëwee fàtte seen carte sax dañ leen di xool xàmme leen wala xàmmewuñ leen ndax peut-être ñu fay liggéey xamuñu leen dañ leen di wax ni leen dañ fay toog pour ñu pine leen xale bu wàcc école nga piniwaat ko ba 7h wala 8h normalement xale yi même ku fàtte sa chaloupe mën ngaa dem jënd sa ticket 100 francs nga ñëw dugg si. benn bunta la ñu am képp kuy génn sa bunti kër di dem doxi sa soxla bëgg nga ko dox ci jàmm dem ci jàmm dellu si jàmm circuler librement ñun waa Gorée loolu la ñu bëgg mun a circuler librement li ñuy bañ moo di bu ñu waree dem fenn ñu war a génn suñu kër bu dee Gorée su amee affluence ñu war a génn suñu kër 2 heures de temps di taxaw ci kaw waax bi ci naaj bi nga xam ne amul bâche amul óol amul dara taxaw di xaar pour mun a ran parce que sinon bu ñu ñëwulee gaaw du ñu mun a dugg donte nag côté boobu temps yi mu ngi xaw a tane parce que léeg-léeg nga ñëw ñu ne passage Goréen may la fii Gorée nga dugg
mais léeg-léeg nga ñëw ñu ne la xamuñu la demal rang yi lu tax teel loo génn. Gorée buntu la boo xamante ni àdduna bi yëpp dafiy ñëw donc dañ ko war a toppatoo bu baax affaire bu mel nii monument bu mel nii am important ñu bàyyi ko ba muy yàqu nii foofu ngay xamee ne suñu yaram yi am na lu neexul. bokk na itam ca la ñuy ñaxtu mooy taxe municipale bi ñuy laaj ñoom nag ñu gis ne lu ni mel dañ ko war a dugal ci biir ticket de passage bi. taxe municipale bi ñu waxoon ne dañ koy dugal ci chaloupe bi dugaluñ ko ci parce que touriste buy yegsi rek dañ ko wax ne ko jaaral fay xam nga touriste bu ñëwee ak ëffëreem bëgg a visiter soo ko nee ñëwal rek tu as une taxe à payer rek day am lu denc ci moom léegi nag taxe